asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum chers internautes tey nag ñuy waat fii ci seen émission bi di Zoom 7 am fi invité boo xamante ne nii da yëngu ci wàllum social ñu koy wax Moussa Diack Moussa Diack nuyu naa la. maa lay char di la nuyu di la dalal jàmm di la wax ne soyez les bienvenus. merci ci commune Hann Bel-Air. di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi nga xamante ne ñooy seetaan Oryx TV. di nuyu fi nga xamante ne fa lañ nekk muy montagne 6 montagne 5 parce que boo xoolee frontière la tali bi ngeen gis nii moo séparé ñaari quartiers yi di wax ne je suis le président de l'association pour l'assistance des élèves primaires de Hann Montagne ñu yàgg def ay manifestations association boo xoolee depuis 2015 yàlla def na la juddu depuis 2015 ba léegi si biir loolu ñuy def ay dons de fourniture yoo xam dañ koy def scolaire à notre propre moyen di ko def chaque at voilà ren nag li waral lii nii c'est que dañ doon def tournée rajo yoo xamante ne dañu bëggoon daal ñu mel ni yéen ñoo dooleel ñu kàttanal ñu de ce fait que daal ñu xool nu ñu ko yaatalee pour nit ñi mën ñu si dimbali incha allah. yow lan moo tax nga opté wu pour def ay dons ci école alors que mënoon nga def leneen. li tax ñuy def ay dons dafa nekk loo xamante ne dama naan bi nu mu daan doxee démb ak tey dafa utee parce que boo xoolee jamono ji ñu toll léegi dëkk bi adduna bi dafa métti. boo xoolee ba si ñi nekk bitim réew sax si ñoom lañ la gën a méttee. moo waral tey fii nga xamante ne muy yaraax tey association boo xoolee bañ koy door a créer fourniture ni ñu ko daan joxee dañ doon bàyyi ba école ubbi ñu seeti les partenaires jël après dugg ci kër yi distribuer leen deuxième année bi la même chose troisième année bi ñu loué animation. ren nag moo waral mu demee nii mu nekk loo xamante ne daal mën naa ne. dox bi yombul parce que tey pour nga def ko day nekk loo xam ne lu difficile lay doon parce que envers ak parents yi situation bi ñuy dund dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar dafa métti trop voilà comme nag adduna bi moo toll foofu moo waral daal ñu porter volontaire dimbali suñuy waajur épaule suñu nga xamante ne mooy suñu relève pour ñu mën a génn si situation bi comme ñun yàlla def na ñun suñu jàng mën naa ne arrêté na kon dañuy fexe reyante def le tout ba sauver suñu relève faites en sorte que ñu am réussite totale ci seen i njàng mu jaroon ñu lu ne nag ak les partenaires ñu mën ñu ci dimbali incha allah waaw. yow depuis quand nga créé association bi. association bi ñu ngi ko créé en 2015. en 2015. oui donc sa objectif moo nekk dimbali xale yi ak seen parents yi. voilà objectif bi daal mooy jël ay fournitures scolaires jox ko élèves primaires yi ñi nga xamante ne dañuy def CI CP ba troisième ñoom lañ koy jox mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci élèves primaires yi mais ren nag. yàlla def na yaatal nañ ko ba boole nañ ci ay këru daara lu mel ni ñaari këru daara boole nañ leen ci seeti nañ leen ba waxtaan ak ñoom incha allah ak yaakaar bi ñu amoon ak ñi nga xamante ne ñoo ñëppale ku ci mel ni le maire de notre commune Babacar Mbengue ak madame le maire de la ville Soham Wardini ak Abdourahmane Camara président CRAP ak Dieng Ndiaye opérateur économique ak adjoint maire de la ville de Dakar Mbacké Seck ak l'activiste Guy Marius Sagna li ñuy def dafa nekk loo xamante ne pour man dafa nekk loo xamante ne mbiru yaraax la te mbiru yaraax dafa nekk loo xamante ne bu xewlee amatul ay de gauche à droite benn yére la boo xamante ne ñun ñëpp ñooy sumeeku sol ko boo xoolee fii ñu fi toog nii tey boo xoolee parti politique bu nekk toog na fi am na ñoo xamante ne sax duñu yëngu ci politique kon lii day wane ne ñun yaraax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi képp ku xewle rek day ñoo porter la maillot muyoo la maillot di jaajëfal nag suñu grand yi nga xamante ne fii ñu toog nii fii mooy seen fief ñu nekk ay grand yoo xamante ay grand yu sympa ay grand yoo xam dañ leen di ñaanal yàlla yàlla dëgëral seen taxawaay parce que boo xoolee lu bari mu ngi xew ci gox bi mën naa ne social boobu si ñoom lañ ko copier parce que ñoom dañuy dox lu ne la ñuy dox si ko ñun dañoo juddu fekkee loolu dañoo juddu gis loolu kon lu ñu naan kéwél du tëb doom ju bët kon dafa am loo xamante ne c'est la donnante comme ni ko olof yi di waxee voilà ak suñuy grand parce que yaraax ñun loolu boo xoolee dafa yàgg dans les histoires yaraax tey boo xoolee nit bu fi xewlee lu mu mënti doon gars yi dañuy ñëw épaulé ko jàppale ko te yàlla tax moo tax lii nii duguleet quoi. est-ce que nekkul la nga def politique. mënul doon politique parce que boo xoolee ñun ñi nga xamante ne sax ñun ñoo nekk ci bureau bi kenn ku si nekk rek am nga foo far boo xoolee leader yi nga xamante ne ñoo fiy ñëw mën naa ne leader yëpp tâche yëpp ñoo fiy daje incha allah bu yàlla defee jàmm. boo xoolee y a 3 ans si ginnaaw 4 ans man dama ko doon dox man kese ak suma benn jigéen bi ñuy wax Nogoy Sey mu nekk femme boo xam ne femme bu courageuse femme boo xamante ne day contribuer ci vie sociale yi femme boo xamante ne mën naa ne événement Korité day jot mu dajale xale yi jël ci xaalisam xottil xale yi si biir loolu nag
comme gars yi ñi nga xamante ne ku si mel le secrétaire Badara Gueye ak Nouhan Diouf ak Maman Fall ñoom yàlla dafa def ñoom dañuy yëngu ci wàllum association dañoo yàgg di yëngu ci lu mel nii comme ñoom vu que Yaraax dafa nekk seen deret te commune Hann Bel-Air dafa nekk loo xam da leen soxal ñu ne pourquoi pas Diack affaire yi ñu xool nu ñu ko yaate parce que boo xoolee montagne 5 la doon yem montagne 5 a kii B kese la doon yem mais yàlla def na ak vu ak ren bi affaire bi dafa gën a yaatu parce que bañ ko defee daaw avant muy ñuy ñëwaat nii ren gars yu bëri dañoo intégré ku si nekk day ñëw si suñu affaire bi suma yëf la ba boo xoolee am na si ay parents yoo xamante ne intégré nañ ci biir bokk ci voilà Covid 19 bi sax man li may wax li ma doon wax barki démb ba ñu ma invité si benn rajo loolu laa doon wax ma ne li nga xamante ne moo xew nii dafa nekk cas boo xamante ne cas bu doy waar la parce que dañoo resté pendant 3 mois ñu tëj ñu liggéey amul te boo xoolee si vie ak situation bi ñu dëkkee Yaraax ñaari koom-koom lañ fi am mën naa ne benn bi sax muy géej gi ak entreprise yi gis nga nu mu demee seen i paiement da ngay waaru géej gi nga gis ni tey xam nga nekk na toll na foo xamante ne instant bi mën naa ne dara amatu fi maa ngi saluer au passage suma benn grand Mbaye Sène moom tamit il est de nous moom Mbour la nekk mu ngi doon woote sànq ba tey même bu ko fekkoon sax dina si wane boobu Mbaye Sène ñoom tamit boo xoolee suñu moment yi ñoom si ñoom lañ yaakaar ñoom ñoo doon dem andi jën ñoom ñu dem ut ci jën yi voilà léegi bu ñu utee si jën yi après dem jaay ko mën a jëndal xale ay fourniture vu ak pandémie bi nu mu xewee situation bi nu mu demee xaalis bi demeewul noonu leen rek moo fi sës ñu yaatal affaire yi seeti ñi nga xamante ne ñooy les bonnes volontés pourtant dañuy du ñoom kese de am na fi ñoo xamante ne ñu ngi si koñ bi dëkk ci koñ bi ay grand dañoo yëg affaire bi ñëw joxe seen propre moyen te pourtant yënguwuñ ci dara yaakaaruñ dara dul benn sagaru salaire bu ñu am léegi yéen bonne volonté yi leen di jàppale ci par rapport à association bi affaire yooyu est-ce que nekkul tamit yow da nga leen di politigal non c'est que tamit gis nga lu olof naan ragal a pété day xañe wërsëg nit ki nag nit koo gis day am foo xamante ne daf fay far loolu mënul ñàkk da ngay nekk si famille sax dina am ñoo xam ne ñii la fii lañ far ñi la am ñoo xam ne fële lañ far mais dama ne la événement bi dafa nekk événement boo xam ne 100% Yaraax la amul parti politique génération bi la ñuy sauver mooy xale yi ngay gis nii ñoom la ñuy sauver ñoom la ñuy jàppale parce que boo xoolee dañu am benn problème sama mbokk moo li ñu baal ma instant bi ñu toll nii dafa am benn jën bu sew buy nekk si géej gi day par période la bu ñëwee xale yi dañuy def këll lu ñuy wax nukkum sum benn jën bu sew la booy dañuy dem jàpp ko léegi bu ñu ko jàppee dañ koy jaay léegi bu ñu ko jaayee pot bi dañ koy jaay ay 1000 francs wala 1500 te yooyu noonu tamit bu fekkee am nañ benn parent boo xamante ne comprendre ce qui se passe boo ko joxee 1500 wala nga jox ko 1000 francs yi suba mun na bàyyiwaat xale bi dem kon yu mel nii buñ koy wax xale boobu noonu tey jën liggéey si géej d'accord nañ ko mais na fekk déjà say mot ba pare diplôme yi na mot ba pare parce que y a tas de gens yoo xamante ne jàng nañ ba am seen i diplôme jàng nañ ba dem à l'étranger ba ñibbisee dañoo ñëw jënd ay gaal jënd ay mbaal jënd ay filet créer li nga xamante ne mooy emploi si géej gi. seen maire lan moo nekk liggéeyam. non suñu maire instant bii nii seeti nañ ko waxtaan nañoo ak moom ak entourage am incha allah ñoom dañu joxoon délai suba la ñu joxoon délai ndax ñoom keroog ba ñu demee avec seeti man ak le secrétaire ñoo àndoon. bañ demee toog maire wax nañu ne carrément bis bi lu mu mën dina ko si def. incha allah maire loolu la ñu wax ne dina si def lu mu mën. mooy bis bi ngay def dimanche. waaw bi ñuy def dimanche incha allah dina si def lu ñu mën ñu ngi koy saluer au passage Babacar Mbengue di ko woo si journée bi di ko wax ne waaw nu mu ñu ko waxee woon rek affaire yi nekk leen sur le terrain incha allah dina ñëw. ñu ngi si terrain bi waaw di ko wax ne di ko woo ne mu ñëw jàpp si journée bi soxla nañu fourniture soxla nañu ay moyens yoo xam ne nañ ci mën a dimbali parents yi si li nga xamante ne mooy études scolaires beeg yooyu. d'accord. Pourquoi yow nga basé wu seulement sur l'éducation des enfants. loolu laa bëgg a comprendre. voilà éducation yeneen yi bari nañ fi pourquoi nga basé wu. non pourtant boo xoolee Yaraax bëri na ay association yoo xamante ne mu ngi fi Yaraax am na ay association yu bari yu yëngu si domaine bu nekk ku nekk ak si domaine bi ngay yëngu ku nekk ak si li ngay dox soo gisee li la ñu sukkandiku ci xale yi parce que da ngay xool ñun ñi tey bien vrai que jàng nañ mais tamit dafa am benn côté boo xamante ne dafa am nu mu demee suñu jàng. te tey loolu ñun ñi nga xamante ne naan ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi ngay toogee. dëgg la dafa am loo xamante ne adduna bi moo toll foo xamante ne il faut ñun génération bi ñu sacrifier wu pour mën a sauver suñuy rax. il faut ñu muyee la moyen pour mën a sauver suñuy rax. bu ñu ko deful tamit après ëllëg si biir suñu kaw lu ñu naan luy raam si ñàkk bi la jëm bu ñu seetaanee xale yi fexewuñ jàppale leen si li nga xamante ne mooy jàng fexewuñ pour pousser leen ñu jàng ci école yi ëllëg si biir bu ñu fi doonee dara wala ñu doon fi délinquant bu ñu wëlbatee ko si mbedd mi la ñuy taxaw te bu ñu génnee ñun la ñuy dal suñu kaw balaa loolu di am na ñu pousser leen si njàng bi de ce fait que demee ñu doon quelqu'un yàlla defal leen xéwal ñu dem fu ñu mënti dem à travers le monde dañu mën a ñibbisiwaat sukkali koom-koom bi sukkali li nga xamante ne mooy jëmale réew mi kanam bu boobaa ñun dañuy toog suñuy doom ñoom dañuy ñëw gérer ñu ko comme ni ñu leen gérer donc yow éducation Sénégal kon baax na parfait na jàng Sénégal jàng Sénégal mën naa ne
man dama gis ne jàng Sénégal dafa des li tax ma ne dafa des ci côté xale yi dafa des parce que li tax ma ne dafa des côté xale yi kese la des. non ci côté même ba si mag yi boo xoolee le barki de maa ngi déglu rajo ñu ne benn rajo ñu ne étudiants yi boo xoolee li des ñoo xamante ne inscrire guñ dafa bari. dafa bari ba état bi sax dañu am problème pour inscrire yenn élèves yi si yenn privé yeeg tout ça ak affaire yooyu. affaire nag pour loolu am état bi il faut mu reconnaître les associations ñu mel ni ñun mu jàppale ñu ak ñeneen ñoo xam ne ba y a partout dans le pays. ku si nekk mu ngi yëngul ci lu mel nii. état bi moo war a wàcc sur le terrain fexe dugg si gox yi. renfort may doole ñi nga xamante ne mooy mairie bi may leen doole de ce fait que ñoom ñu mën a jàppale association yi parce que seen acte 3 bii ñuy wax nii parce que boo xoolee da ngay dem si mairie bi mu waxee nii nga dem si état bi mu waxee nii comme ñoom Sénégal moo leen tax a jóg te ñun ñoo leen fal ñun ñooy seen i patron il faut ñoom ñu comprendre loolu ñun ñoo leen fal par électeur ñu nekk ay ñu jiite ñu. d'accord tey jii am na loo xamante ne bu ñu bëggee tey mu sotti du dañuy nekk seen bureau ba tey di jël seen téléphone non dañuy wàcc sur la base. fexe renfort fexe waxtaan ak bàjjenu gox yi waxtaan ak maire waxtaan ak conseil de quartier waxtaan ak imam yi waxtaan ak chef de quartier délégué de quartier tout ça xool recenser les associations waxtaan ak ñoom li nga xamante ne ñoom la ñu soxla ñu dimbali leen si jàppale leen si parce que bu ñu leen si jàppalee rek xale yi dañuy am chance. parce que tey bii xale yi li ñuy dëng tey xale yi nekk si koñ bi tey am na si yenn xale yoo xam ne man suñu ma séenee may ñëw rek noo def dañuy làqatu parce que ça fait que xool leen mooy ni nga xamante ne mooy tax tey association mën a sauver mu ñëw pousse ñu si dooleel ñu si incha allah kon mën naa ne réew mi day jëm kanam commune bu nekk dina sentir boppam ci li nga xamante ne mooy le développement de ce pays. d'accord créer association yombul de. non métti woon na les gens me disaient que kii est-ce que nekkul benn comédien. parce que xam nga maa ngi nuyu suma benn kii enseignant monsieur Ba moom ma yoroon CM2 nee na moom gis nga ñi nga xamante ne ñooy jàngal élèves CI maanaam 6e ñu leen di jàng ñoo war a ëpp salaire. parce que xale pour nga yor ko rek dafa nekk loo xam ne dafa garaaw xale moo mën a toog gis nga xale yi nga gis ñu toog ne ñoo mën a xeex léegi. bu seen parents yi àndul ak seen conscience tranquille mun nañ ci xuloo te buñ ci xulee dans 2 minutes dañuy jubóowaat. te mun nañ jékki-jékki saa gis benn xal tant que laalu leen mu lakk leen dañ ciy teg seen loxo wala ñu jékki-jékki saa gis benn oto buy ñëw bu defee benn bruit mun nañ tëb daw par rapport ak mag boo xam ne bu ko déggee day rester tranquille ba xam fan la ba pare pour mën a door a jóg daw. voilà di nuyuwaale tamit suma grand Jëdi am nañ fi benn enseignant moom tamit incha allah xam naa dina si am incha allah bu waxtaan bi gën a yaatu. mën nga présenter sa membre association bi. xam naa comme damay jox suma secrétaire Badara Gueye moom incha allah bu jëlee kàddu gi dina ko jox ki nga xamante ne mooy maman bu paree après jox ko Nuuxa bu Nuuxa pare après ñu jéem a xool ni ñu ko distribuer suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo toog fii. asalaamaaleykum maa ngi tudd Badara Gueye dëkk fii Yaraax Hann Montagne 6 di secrétaire général association pour l'assistance des élèves primaires de Hann Montagne. donc ñu ngi leen di nuyu internautes yëpp waaw di nuyu aussi waa Montagne. mooy secrétaire général secrétariat bi la ñuy gérer donc comme ni ko suñu président waxee rek. donc secrétaire moom ak rôle am ci association daanaka benn la donc du def rek loolu gérer administration bi. di gérer PV donc tout ce qui est papier daal administratif incha allah donc yàlla def na sunu loxo la ko teg. Je suis la présidente de cette association AAEP qui est l'association pour l'assistance des élèves primaires de Hann. Ren c'est notre 5e édition pour ñu créer association bii nii parce que yaakaar naa ne dañ ko doon def ak suñuy propre moyen def le tout pour jàppale suñuy frères ak suñuy sœurs et tout ça là léegi ren nag ñu ne pourquoi pas ñu def ko lancer waale appel pour que état bi jàppale ñu. waaw sunu objectif mooy ni ñu def moom gérer assos bi pour wàllum don bi yeeg mooy képp ku nga xamante ne mën nga da nga yëngu si wàllum don daal waaw ñu gis la daal fekk la fi nga toog expliquer la képp ku ci doomu Yaraax même ba niveau international lépp sunu appel daal dañ koy lancer ñëpp daal képp ku nga xamante ne da nga yëngu ci wàllum don daal. mooy sunu 5e édition donc dañ daan góorgóorlu rek déjà daje fii ñu daje nii dafa teg sunu table teg sunu animation aussi ciblé ay kër par exemple comme sunu doole matalewul lépp sax déjà ñu ciblé jusqu'à 50 wala 60 maisons ñu xool nan la ñuy def ku ci nekk par rapport ak en fonction loo yi ñuy am donc ñu distribuer ko en fonction de loolu cette année nag peut-être li ci yees mooy que ni y aura une couverture médiatique y aura une couverture médiatique boo xamante ni déjà
am na ay télé ak ay rajo yi nga xamante ni aussi war nañu ñëw pour couvrir événement bi donc déjà à travers ñun sax yaakaar naa loolu si la ñu amee accès ci yéen pour que ngeen mën ñu inviter parce que déjà association bi dafa nekk association boo xamante ni ku nekk xam na ni association cotisation aussi lay dundee donc dañuy daje di joxe sunu ay 200 di dajale sunu ay 300 te sunu yéene moo nekkoon duñ si yem sax ak montagne 6 wala sax ñuy yem montagne 5 mais dañ koy def si Hann Bel-Air yëpp tey jii xëy na montagne 6 la daan yem cette année yàlla dogal na par exemple yéene nañ ci montagne 5 ak montagne 6 donc ñu ngi tiise suñu toile d'araignée peu à peu en fonction daal li ñuy am donc yaakaar naa daal dinañu gën a mën a organiser wu xool ku ci nekk lan lañ koy jox soit sac la cahier la crayon la bic lu ñu am rek ñu séddale ko. waaw bii di ñëw comme li ñuy wax rek parce que bii di ñëw yàlla dogal na ren am nañ ay parrains yu bees am na ci ñu bëri ñoo xamante ni xamuñu leen woon ren am nañ accès ci ñoom parce que y a beaucoup de bonne volonté yi nga xamante ni aussi ñoom pare nañ parce que dañuy gis résultat année yi passé parce que suñu premier partenaire comme mooy la mairie en tant que institution donc ñun jot nañ gis rencontrer le maire ba mu jox ñu avalam que ni dans son plan wala dans son budget parce que nekkul association ñun kese peut-être ñoo koy def mais ñun li ñuy def xëy na dégg na aura bi nga xamante ni aussi loolu la am ba dina ci def kéem kattanam la ville de Dakar aussi ñoom aussi am nañ fa courriel boo xamante ni aussi war na génn dinañ ci def aussi seen kéem kattan donc Guy Marius Sagna donc Diène Ndiaye opérateur économique j'en passe am na ci ñu bëri ñoo xamante ni même ba ci ñun ku ci nekk moo xam 1000 francs la wala téeméer la di nga jékki sax benn kaye nga jox ko kon moo tax peut-être am nañ ci yaakaar ni xëy na chaque fois ak li ñuy gën a dem rek donc affaire bi dina gën a mën a am réussite. waaw tout à fait xam nga ñun moom suñu yéene kese la ñu am wane ko bu ñu sañoon tey jii nii élèves yi dañ leen di jox sax loo xamante ni dañ koy denc déwén donc comme li président tàmbalee sànq rek dañoo tellu période boo xamante ni ak Covid 19 bi conjoncture dafa am. donc xëy na li daan dox ci dëkk bi lu bëri tey ji wàññeeku waxuñu ne parents yi amuñu luñ jëndee kaye de si am na ñu ko am mais am na ci ñooñu ñoo xamante ni amuñu ko comme Yarax nag dafa am loo xamante ni aussi dañ ko baaxoo moo esprit de partage esprit de solidarité fête tey ji bu jotee suñu yaay yi ba ci xale yi dañuy def hôtesse si ñëpp nuroo doo xamee sax ki nga xamante ne aussi am na wala amul donc ñun tamit ñu fekk leen ci loolu donc nekk ay ndaw tamit amuñu leneen lu ñuy def rek lu dul jéem a jërale bi topp seen ginnaaw parce que lu baax yaakaar naa aussi moom moo mat a roy. non pour le moment nii suñu cible mooy seulement les élèves primaires donc élèves primaires yi ñooy suñu cible parce que comme li ñuy wax rek xale moomin la te bant yaakaar naa da nga koy jubanti ci bi muy nekk xale donc élèves yu bëri xëy na seen jàng wala suñu parents yu bëri tey ji boo leen laajee fan lañ yem mooy classe góor ñi lañ lay wax classe góor ñi mooy lan CM2 donc xëy na cycle primaire yi ku nga xamante ni aussi góorgóorlu na ba rëcc foofu waxuñu taux d'échec amu fa de mais foofu taux d'échec bi dafay ndaw dafay minime par rapport ak cycle primaire bi donc ñun nag comme ñun déjà yéene lañ am te suñu doole fii la tollagum bu ñu amee lu ëpp lii def la dem sax ba dem université. waaw budget bi mooy li ma la waxoon sànq rek budget bi d'abord li ci njëkk mooy ñun suñu ay cotisation donc mooy parce que non matalewu ko parce que association bénévolat la moom laa la wax ku ci ne bu ñu cotisé 200 ñu ko évaluer en fonction année bi parce que lii annuellement lañ koy def rentrée scolaire bu nekk parce que bu ñu li ñuy am rek ci loolu noonu ñu boole ko ak li nga xamante ni aussi moom la yenn parents yi fii du ñu ciblé ñëpp mais yenn parents yi wala yenn grands yi fii di joxe boole ko aussi les bonnes volontés par rapport ak aussi ak institution yi ma la wax léegi nii donc xamaguñ sax exactement ndax dimanche élèves bi 3 cahiers lay am wala 10 lay am wala 8 mënaguñ ko xam léegi il faut que ñun ñu def ba def collecte bi d'abord donc bu ko defee ñun li ñuy am donc ñu partager ko parce que nee nañ la lépp loo xamante ni def nañ ko ci ñoom rek donc su ñun lay dellu parce que suñuy rakk lañ koy jox suñu ay jarbaat waaw jarbaat ci ñenn ñi rakk ci ñenn ñi waaw dimanche incha allah fii ñu taxaw nii di wax ak yéen fii lañ fas yéene aussi def programme bi defaat suñuy tente donc comme benn lañ doon def te ren bu ñu amee ñaar ba ñett aussi dañuy jël parce que daan nañ ciblé lu mu dee ay 50 maisons ren peut-être mën nañ def ay ménages donc parce que kër mën nga fa dugg fekk famille bi moo am peut-être ay élèves primaires yu bari donc en fonction li ñuy am incha allah dinañ ko gën a yaatal daaw su ma juumul la ñu amoon 50 donc ren suñu mënee am ba 100 sax déjà dañ koy def parce que lépp li muy gën a dem rek ñu gën a avancé donc muy gën a nekk sunu ndam aussi nekk ndamu waa parents d'élèves yi aussi nekk ndamu Yarax dama ne amul politique de mais amul beneen politique bu dul politique sociale donc parce que ñëpp
aussi ku ci def sa dërëm wala nga def sa doole wala nga def sa xalaat sax sañ nga taxaw réclamer sa droit que ni kat man ñii jàppale woon naa leen ci lii def naa ci sama doole ñëw naa ba ñu loué chaise yi wala ba ñu loué bâche yi ñëw naa teg jàppale leen ci installation bi te fii laa dëkk am naa élève kon tey jii nii man war nañ moo mën a jox kaye donc kon comme li ma la waxoon rek ñoo moom affaire yi wéerewuñ ci ginnaaw kenn sama question ci immigration clandestine mu laajaat la ko. yéen lan ngeen ci xalaat en tant que association lan moo ci seen rôle. voilà man li ma ciy dolli mooy que man aw ma lu may condamner la jeunesse man ñu may waxal ñi nga xamante ne ñoom ñooy les petits mooy état bi tey maanaam bu ko géré woon tey nu mu waree jeunes yi du ñu génn naan dañuy dem ci dañuy génn naan dañuy dem di jaar ci géej gi affaire yooyu noonu parce que yow mënoo dëkk ci dëkk sa waay ñu waxante dëgg te yàlla tax. yéen ba ngeen di jógee sànq Pikine ba ngeen di jógee dans les normes fii ak Pikine 10 minutes ngeen ko waroon daw mais il dafa ne 1 heure de temps ci yoon bi. oto yi ngeen di dugg gis ngeen ni muy mel xam nga tali bi tey gis ngeen ni mu mel tey système mu dëkk bi tey gis ngeen ni muy doxee tey da ngay xool lu bari loo xamante ne day xew ci réew mi tey da ngay nekk jeune dëkk ci quartier nga gis tey sa benn morom boo xam ne yéen ñaar yi nay nekk tey yow tey par exemple ngeen di dund yéen ñaar ñaari fan ñetti fan dootoo ko gisati nga jékki-jékki saa yi ñu ne la voyagé na si biir voyage bi nga toog ay 2 ans 3 ans mu ñëw tabaxal la château ñu waxatuñ dara mu yóbbu yaayam mag est-ce que comprendre comment décanter les situations tamit yooyu tamit c'est des choses yoo xamante ne tamit xam nga te état bi tamit boo xoolee tamit y a tant d'étudiants yoo xamante ay élèves yoom dañuy jàng ba motal seen lijaasa war a am liggéey mais pour ñu dem si entreprise yi liggéey sax am fa salaire boo xamante ne day méngoog seen i diplôme sax pour ñu am ko problème la xam nga yooyu yëpp c'est des erreurs yoo xamante ne état pour man état moo ci war a xoolaat bu baax nu muy doxalee moo ci war a xoolaat bu baax nu muy taxawee si waaw loolu tamit li nga wax noonu am na solo loolu lu ñuy def la dañ leen koy wax mais suñu leen koy wax dañ leen koy wax selon ñoom ni ñuy doxalee waaw ñu ngi ciy xalaat incha allah bëgg nañ suñu journée bi dimanche bëgg nañ ci def ay spectacle yoo xamante ne tamit dañ ci xaw a am luñ ciy jàngale tuuti quoi. xëy na on peut les comprendre un tout petit peu parce que amatuñu benn perspective xam nga boo nekkee si réew ba nga yow nga nekk jeune bi nga nekk yaakaaru ëllëg soo demee ba amatoo perspective xëy na lii mën nga yaakaar moom mu la ci génne mais gis na résultat bu mu jur léegi ñoom seen niveau de responsabilité mooy ñu conscientiser leen ne xëy na tekki baax na jéem a tekki baax na waaye responsabilité état bi mooy nga góorgóorlu ba ñooñu ñu bañ a perte espoir parce que foo dem dafa métti xëy na foofu sax moo gën a métti fii peut-être mais lu am solo daal mooy message bu leen mën a jox mooy ñu góorgóorlu bañ a salfaañee ñoom seen avenir salfaañe wala avenir u dëkk bi parce que dëkk bi ñoom ñoo ko yor ëllëg donc su ñëpp demee ci ñu si bëri bu ñuy dem un pourcentage bu am solo des ci géej gi ëllëg nu dëkk bi def donc pour man lu mu métti nañu góorgóorlu ba den niveau de responsable ñu xam ne espoir mën na am te espoir ngi ci dëkk bi luy suxal espoir boobu nag mooy le pouvoir public et l'état mooy li mu la wax léegi rek mooy nga conscientiser ko parce que kuy wax loolu nekkatul à un niveau de conscience pour comprendre yéen lii. mën na nekk en nouveau par rapport ak société bi. si mën na ne bëgg a yeewoo si kër yaa di la xool mu xool te war a mën a faj kër. loolu laay wax ma ne nag niveau de responsabilité bu njëkk mooy ñu conscientiser leen parce que nit kuy wax loolu xam nga nekkatu ci beneen niveau de conscience boo xamante ne xam na moom responsabilité moom bu mu am tey ak ëllëg tey mooy mu xam ne war naa formé wu war naa am espoir ci dëkk bi loolu laay wax quoi kooku loolu lañ ko war a wax ba pare responsabilité nit ñi mooy lan commencé ci kër gi balaa mu nekk ci état bi mooy ñu conscientiser ñoo ñu xam ne espoir lu dëkk bi la loolu daal man sama xalaat mooy loolu mooy ñu xam ne am nañu responsabilité tey ak ëllëg responsable mooy lan ñu formé wu fii am espoir fii loolu la ëllëg ñooy jiite réew mi loolu pour man loolu la quoi ñu xam loolu xam ne mën nañ nekk fii judd fi tekki fii ay ñu jox leen exemple ñu fi ëpp xaalis tey yor économie réew mi tey sur le plan informel wala sur le plan formel génnuñu mosuñu génn réew mi mën nañ la ci jox 10 exemples yu fi nekk yoo xam mosuñu génn réew mi ñooñu c'est des exemples te ñooñu tax war nañu génn en premier plan wan leen ne ñun on s'est réalisé ici sans sortir te c'est bien possible. voilà wax nga ko bu ko état jàppale donc état war na ko jàppale muy benn doomu aadama conscience la bu ñàkkee conscience moom ma la yem. c'est une bonne question parce que yaa ngi wax ak un acteur de l'éducation man mi doon acteur de l'éducation la dama jàppoon ne jotaay bi nii sax loolu lañ ci wax te xëy na bu ma répondre ci question bi di nga ma may ma glisser tuuti dugg ci loolu parce que moi je suis un acteur du système éducatif xam naa bu baax li may wax bon pour question boobu. balaa moom muy tontu nit responsabilité la am na benn gëstukat bindkat bu tudd Antoine de Saint-Exupéry bu wax être homme c'est être responsable xam li nga war a def xam ni nga ko war a defee xam ni nga war a wax xam ni nga war a waxee soo ko deful tu n'es pas responsable parce que yàlla daf ñu jox xel pour ñuy xalaat
loolu nag moom nu leen di responsabiliser nu leen di conscientiser état bi am na ci rôle parents yi am nañ ci rôle loolu parents yi am ci rôle mu ñu xam ne ñoom lu seen devoir mooy jox leen éducation bu baax de base xam nañ ne fii am na espoir. bu loolu weesoo nga may une petite parenthèse ma dellu si association bi bon ñii samay boy la ñu na leen sant bu baax yéen ngeen association à but non lucratif te mu am une vocation sociale lu ñu war a jàppale la ci dëkk. bon ma profité ci occasion pour rafetlu ñoom lañ ko indi fii profité ci occasion bi nuyu suñu gars yi fi nekk parce que fii mooy suñu fief suñu jotaay di fi toog di ataaya su ñëwee indi ko fi bàyyi fëpp bon c'est une marque de reconnaissance pour nous léegi nag xam nga difficile na parce que yaa ngi leen posé question au plan du budget et de la réalisation ñu am qu'est-ce qu'ils font pour réaliser leurs actions loolu lu am solo donc ñun lu ñu wax mooy encourager leen au plan moral au plan financier parce que déjà état bu gisee façon yi mel yi dina xam ne ñii soxla nañ ko dañ ko soxla surtout quartier yi mel ni nga xamante ne bon difficulté baa ngi fii précarité baa ngi fii indigence baa ngi fii ñooñu dañoo sox ñu leen jàppale man xam naa ce que cela représente les fournitures pour un élève donc soo ko joxee loolu jox nga ko lu rëy jox nga ko jumtuwaay lu rëy même lu muy kontaan sax am fourniture baax na ba pare dimbale nga parents yi donc association yi war na leen jàppale war na leen soutenir war na leen encourager et ñu profiter occasion pour encourager suñu gars yi fi nekk jaajëfal leen yéen itam ñu leen di jaajëfal. waaw maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di ziar sama gars yëpp di rafetlu association bi nga xamante ne si booy. di rafetlu association bi nga xam booy ñoo ko fi créé en 2015 je pense bon lu baax la lu rafet la parce que ñoom tam ci ay kër lañ juddoo yaroo ci màggee ci dem nañ école xam nañ ce que ça c'est xale bu amul fourniture li muy def ci xale bi ñu ci bëree. parfois surtout comme ni ko Badara waxee ñu ci bëree ci ñoom da ngay gis ko xam duñ ne parent bi amu ko sax mais xëy na sa parent xëy na yàlla dimbaliwu ko peut-être mu am chance dem école ba du xam njariñu éducation ba mu war ci xar tànk tubayam fourniture sax parfois du ko jox sax benn importance bi peut-être yow di nga am vécu boobu xëy na vécu boobu nga am xëy na loolu ngay bañ tey mu dal sa rak nga créer lii yaakaar ci ay bonne volonté nga sumb sa loxo d'abord ay bonne volonté jóge fële ñu mel ni ay monsieur le maire ñu koy nuyu de passage yaa ngi dégg parce que ku créé lu mel nii xëy na moom nga ci gën a xalaat avant parce que moom loolu moom tey rôle am la d'abord tey benn xale tey waru woon jooy fourniture yaa ngi dégg waroon na ko def ci école yëpp mu nekk tam mu mate mu bañ nekk xale yi ñuy am ñii duñ am wala mu nekk ay ñaari kaye yoo xamante ne si mooy loolu wala buñ gisee association yu mel nii parfois su amulee benn coloration politique bi ñoom du ñu ñëw en aide quoi booy xool il faut moo benn coloration politique pour nga mën leen gis ma ciy ñaax tam booy yi parce que man mii di wax ak yow parfois dinañ ma dugal sax ci groupe mais yàlla xam ne du ma ci sax participer parce que da ngay dem ba ci biir da ngay affaire bi commencé am coloration politique ma roccee ko ñooñu di jël gaal yi di dem xëy na parfois xëy na bëgg tekki moo ko waral mais mën nañ toog tekki fii bon question de gëm-gëm la rek comme ni ko grand bi waxee tout à l'heure am na ñoo xam te ils n'ont jamais quitté ce territoire te fii lañ amee li ñu am gëm-gëm la àdduna gëm-gëm la xëy na booy itam dañ leen di comprendre il faut tam état comprendre booy yaa ngi tey ñoom bu ñu créé sax fii ay projet même bu ñu créé projet tey jii projet bi yow soo bokkulee ci mouvance présidentielle bi doo ci bénéficier wu mu bëri lool man mii di wax ak yow billah je ne milite d'aucun parti fii nii dig-digal bii dama koy wax haut et fort du feefu benn politicien amul kenn ku mën taxaw fii ne fii man maa ko moom amul loolu moom dama koy wax haut et fort parce que yu mel nii moo tax quoi. déjà ñu conscientiser leen d'abord. wax ci ñoom dara mooy ñu wutal leen ay formation mais école des métiers yaa ngi fi. xam nga jeune bi yor kii yoom nu mu tuddee ku ci nekk yow yaay yor sa responsabilité bopp. ku ci nekk bu ñu la conscientiser wala conscientiser mi ngi commencer d'abord au sein de ta famille seen biir kër parce que dañ ko waxta dee Europe nekkatul li mu nekkoon xëy na tey boo koy wax c'est difficile pour nga dugal ko ci bopp booy ñun tam bañ amee âge bii ñoom ñu am yaa may dem rek lañ doon gis yaa ngi dégg ak phénomène Covid-19 gis nga li mu jur dafa gën a empirer affaire bi tey fii rek am na ñoo xam te ils sont restés pendant combien de mois sans partir au boulot mu metti ci biir kër gi torop rawatina nag fële tey xëy na dina difficile trop pour nga dugal ko ci bopp benn xale mais ci biir kër gi d'abord yaa ngi ne parents yi ñoom ñoo war a conscientiser booy yi ci biir kër gi d'abord
wax leen ni fële la fa nekkoon nekkatu fa te loolu c'est vrai loolu moo am. ku ci nekk yaay conscientiser sa frère wala sa doom bi nga jur ci biir kër gi d'abord. del wax ak moom te bañ ko di xas maanaam xale bi xëy na amul 1000 francs bu mu participer ci dépasse bi nga ko koy xoolee xam nga dina def lu mu bëggul woon def nga bañ ko bundu xataal tam parce que bu tolloo ci buntu tekki tollu ci buntu dem wuti indi xam nga day metti daal ñu teg bool bi nga ñëw sukk jóg toll nu la neex xam nga ñu la koy xoolee wala di la xoolee benn bët bi tam loolu tamit dina jur ci xale bi mu def loo xam te ne si waru ko woon def wala mu jékki-jékki def ci maanaam man dama war tekki par force tekki mi ngi commencé ci yow d'abord li des nga teg ko ci loxo borom utal say projet bopp ñeenti xar sax boo koy yar sa waay ba doon boo ko jaay am benn 600000 c'est vrai 600000 francs xale mun na ci teg benn projet ñu former leen d'abord ci ay projet ci lépp parce que bu yoree 600000 tam te xamul lan lay liggéey tamit du dem. maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu sama grand yi fi toog ak sama boy yi fi toog yi organiser affaire bi di leen nuyu yéen ñi tamit di fi teew waa télé ñu ngi leen di siyaar bu bëre di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waa di rafetlu tamit lii nii Moussa Diack def dem si rafetlu loolu ndax nekk na loo xam ne lu rafet la nekk na loo xam ne lu nice la parce que lii man bu mu ñëwee expliqué ma affaire bi nii dama da koy defal xale yi fii dama ci kontaan parce que am na ñoo xam ne ay xale yi lañ ñu ngi jàng mais seen parents yi seen loxo jotul seen ginnaaw kon tey su yàlla dogalee Moussa di def lii dañ koy si remercier di ko ñaanal yàlla jàppale ko si yàlla taxawu ko si bu baax a baax parce que nekk na loo xam ne lu rafet la ndax xale moomin la xale ku ko jàppale rek jàppale nga yàlla ndax xale ëllëg mën na doon ba dooni président mën na doon lu ne ndax xale bu ko yàlla jàppalee ba mu màgg rek lu ne rek mën na ko si am si àdduna kon tey su demee bay def lii dafa nekk loo xam ne lu rafet la ñu ko si sant di ko si gërëm quoi ak ñi mu àndal ñëpp. waaw di ko gën a ñaax rek na ko mu gën a góorgóorlu ndax feccum liir moom bu neexee rek nday jaatee sa mbagg ja te tey li mu teg nii tànkam na dëgg fa yàlla avancement la te tamit kontaan nañ si tax ndax lii nii fii si Yaraax bu ñu amee ku mel ni Moussa Diack di ko def fii dañ siy kontaan ndax vraiment non lii moom nekk na loo xam ne lu rafet la kontaan nañ si bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ak ñi mu àndal ñëpp ba liñ si sumb suñu borom may ko si ndam parce que vraiment rafet na voilà di ko si kontaan si li mu def nii bu baax a baax di ko wax nag di ko encouragé tam mu gën si góorgóorlu gën si jàpp ndax mu ngi am avancement. di rafetlu initiative bi nga xamante ne ni président Diack def na ko bu baax si à saluer bu baax a baax mais tamit gis nañ acte bi dafa noble ñun nekk jeune étant jeune si dëkk bi nekk ci ñu gis mu koy doxal ñu ñëw ne pourquoi pas mënuñu ko pousser comme que ñun amuñu kàttan amuñu xaalis bi nga xamante ne nii war nañ mën nañ ko ci jàppale ci idée ak tey doole lépp li nga xamante ne nii war nañ ko def ñu ñëw taxaw jàppale ko ci côté boobu noonu geste boobu ñu ngi koy saluer bu baax a baax. mais dañoo amatul espoir rek moo tax ñuy jël gaal gi ndax gis nañ fii nii da nga fiy nekk di liggéey guddeeg bëccëg di daw di def lu nekk da ngay liggéey loo ñëw am yow kese du mën a servir say besoin sakamtuma nga nekk famille nekk responsable nekk kër famille bi nga xamante ne nii yow da ngay participer. kon il faut jeunes yooyu ñoonu tey taxawee côté boobu noonu c'est forcé ñu jël gaal gi dem ndax amatuñ solution. non déggoo li ma la man mii di wax ak yow en personne géej ngi nii en 50 mètres su gaal taxawoon fii nii damay bàyyi émission bi dem ndax tey gis nañ ne méttiwaayu dëkk bi ak tamit affaire yi nu mu méttee fii ñun ñëpp dañ koy dund. koy conscientiser nag xam nga kese doy na conscientiser baax na quoi mais conscientiser day am lu mu àndal. day am lu muy àndal mooy lan booy toogal nga jàpp si lii defal lii xam nga ñun ñu ngi fii lañ nekk ñi ngi liggéey ñi ngi liggéey mais li ñuy liggéey wax dëgg neex yàlla 20 ans 15 ans ñi ngi liggéey mais munoo am benn 50 000 bi nga xam ne da nga koy denc kon tey ñu gis fee ne da ngay gis ay nit ñi nga xam ne jóge nañ fa ñëw di teral seen i waajur étant jeune nga gis loolu yow il te faut loolu noonu nga am xelu ne da ngay jël gaal yi nga dem. du question de risque du question de dara yow fi ngay toll la ndax nit ku ci nekk ak tolluwaayam dëgg la am na ñuy toog fii di tekki mais tey boo doon xool population Sénégal ñaata lañ. voilà léegi booy xool ñu ko fi def matul 100000 kon da lay leer ne kon loolu noonu dëgg la am na quoi mais nekkul li nga xamante ne ni ay dañ koy wax nii rek mais
problème bi mooy que ne ñun nañ génn Galsen fii dem fële man loolu laay digal jeunes yi sama mbokku jeunes yi ndax fii nii amul dara toog nañ non affaire yi budul gaal gi sax ndax tey ki nga xamante ne nii dooleem gaal gi la tollool jëlee sa 200000 wala sa 400000 nga takk jóg nga def. non loo koy def investissement. non problème bi da ngay jaay man ki ma dee Moussa Diack ñëw am problème man dinaa ko seetaan munul nekk étant jeune loolu noonu dañ ko fi gis dañ koy def loolu yëpp dañ koy def ñu ci social rek la ñuy dox moo waral tey ñuy jël gaal gi di mbëkk dañuy xam ne lii nii nekkatul solution bi dañ fi nekk di liggéey di décarcassé wu de gauche à droite lu nekk da ngay denc benn sagaru xaalis sax sa mbokk feebar wala dara nga ñëw def ko ci reprendre à zéro loolu nag dem nañ bi dañ koy dund every time ko tamit amuñu beneen solution. sama gars yi ñu góorgóorlu ndax wax dëgg neex yàlla ay jàmbaar lañ. étant jeune ñi ngi liggéey ñi ngi jàpp ñi ngi julli ñi ngi def li nga xamante ne nii xam nga moom la jeune war a def jeune biy développé dëkkam moom la war a def kon ñoom loolu noonu ñu ngi leen ci saluer bu baax a baax di leen wax ne ñu jàpp foofu la rek ndax lii nii ñuy def nii ñoom defaluñ ko seen bopp ndax seen i rakk ak seen i doom ak suñuy jarbaat lañ koy defal ndax ñun jaar nañ ci te li nga xamante ne nii dund nañ ko bugguñu suñuy rakk wala suñuy doom wala suñuy jarbaat dund ko moo waral social bii di ñuy def wax dëgg neex yàlla geste bu noble à saluer la. koo xam ne mënul boppam dara su bëggee sangu tax dañ koy sang lu mu bëgg dañ ko koy defal kooku lañ war a njëkk a sécuriser ndax kooku mooy nekk mag kooku avant moo tax mooy tel gaal dañ ko war a sécuriser defar ko war def si moom lu war te defar bi sax jarul muy sori quoi na commencé fii ci jotaay bi quoi yaakaar naa ne ça veut dire que ñu jël ay engagement chaque weer bu ñuy def dara sax pour jàppale xale yooyu da koy jar quoi bu ñu dem ci bal bi sax di jënd ay yére di ko may yenn xale yi comme ñoo xam ne amuñu doole den ko may da koy jar ndax xale moom loo ci mën a def bor la quoi su màggee ça veut dire que dina la ko fay te xale mooy àdduna koo gis mu nekk mag nekk na xale kon xale lu jar a téye la lu jar a sàmm la lu jar a topp la tamit xale moom yaakaar naa ne dafa xaw a sensible quoi buñ ci wax sax fii ba suba yaakaar naa ne du jeex ndax li ñu war def si xale dafa bari ñun nag nga bëgg a fekk tamit lentaay sa xale sa loxo du jot si ginnaaw ndax xale boo ci amee 5 rek wala 6 day métti ndax pour nga mën a alimenter si yëpp day métti parce que da nga koy gis waaw donc loolu la quoi. waaw ñuy jël gàllankoor lu ma la mën a conseillé du bariwul quoi mooy tant que galère moo ngi am Sénégal galère Barça ko du jeex galère tant que moo ngi am galère Barça ko du jeex chaque jour day continuer di am day am suba chaque année day am. waaw xam nga gaal ku yor xaalis du ci def mu doog gis borom xaalis buy jël gaal gis nga ko. ça veut dire que ñu yorul ñoo ciy dem te immigré tamit ñu koy def jaat visa sax pour ñu yorul la ku am xaalis du immigré kon ça veut dire que booy dem ci géej gi tamit man ànd naa ak ñoom am nañ raison ndax mënoo nekk mag ba am 25 ans nekk sa kër mënoo jënd dara mënoo faj dara pour nga dem Dakar sax pour nga am passe day métti kooku bu jëlee gaal man ànd naa ak moom ndax ça veut dire que nit tamit njëriñ dañ koy doy njëriñ la njëriñ mooy peesi nit boo demee ba am 30 ans 40 ans amoo njëriñ ça veut dire que yaa ngi mbalit yéen a yem quoi nu mu ko mën a waxee nit nga wala nit day am njëriñ quoi ça veut dire que loolu la quoi man booy dem vraiment ànd ak ñoom ci benn côté. di wax ne lii sama gars yi def lu rafet la parce que xale mooy àdduna déjà xale si la lépp la commencé si la lépp di jeexee maanaam du naan garab si ba muy tooy lañ koy jubbanti. te lii chance la si ñoom ñu mel ni jeunes yi nekk si koñ gi dajale di leen jox ay fourniture di leen ñaax ñuy bañ a def naka su dul noonu mbala di gën a ñaaxu ci jàng di am amuuru jàng di wax ne lii lu baax la daal waaw di rafetlu lu baax. nekkul na gaal yi ñu si dem yëpp xaru la mbala leneen la xaru géej moom ku ko xamul rek moom nga daan xaru la mais kuy dem si géej def fa 6 mois 7 mois am na ñuy dem si géej un an ñooñu géej mënul dem si xaru ki nga xamante ne xamul géej benn te su duggee ci géej maanaam su gaal ga dawee 2 minutes 3 minutes mocc kooku moom géej da naan wàcc na ko mais gaal moom solution la du solution waaw man mii di wax ak yow sax man su gaal taxawoon man damay dugg waaw su gaal taxawoon damay dugg mais nag tamit gouvernement bi na gën a jàppale jeunes yi teg ay li nga xamante ne jeunes yi dinañ fi mën a toog tam pour liggéey ku si nekk boo ko fëggee yor na métier bi nga xamante mën na ko doxati géej jaa ngi fi yarax géej jaa ngi fi nit buñ si demee mbaale tey buñ jaayee géej gi tey ngay dem 6 mois 7 mois da ngay laaj ci mool sax mu ne la 7 mois moo ngi aw ma 5000 tamit loolu kenn du xam lu muy nuróol
moo tax gaal yi solution la du solution waaw mais lu mënta am tam dañ demee suñu xel tamit xam ne nit ki loo mënta am tamit sa wërsëg mu ngi ci àdduna sa wërsëg du jeex waaw bu ko yàlla tuddee Europe tamit da nga koy dem jëli rek ñëw teg ko. sant waa koñ bi bu baax di nuyu waa koñ bi di leen jégalu si ñi nga xamante ne gisee nañ ko nii xam nga tamit du ñàkk parfois ñu xëy rek gis caméra yi di wax na nit ñi rek liñ xéwal bi ñu leen bëgg liñ leen di wax liñ leen xéwal bi ñu leen bëggal moo waral lii nii muy don de fourniture bi si lañ nekk nii pour lancer appel autorités yi mën ñu dimbali mën ñu jàppale de ce fait que affaire yi avec notre maire Babacar Mbengue ñu ngi koy lancer appel di ko wax ne incha allah dimanche à partir de 16h bëgg nañ ay t-shirt am parce que waxoon nañu ko ay t-shirt mu jox ñu ay t-shirt jàppale ñu si don de fourniture bi de ce fait que daal ñu mën a satisfaire waa quartier montagne 5 ak montagne 6 di saluer suñu grand yi ku si mel ni grand Cheikh Tidiane ak grand Da ak grand Ibou Sagna ak grand Djedi Bérété ak grand Kébé maa ngi nuyu ñoom ak grand Abdou maa ngi nuyu grand yëpp à part activité bi bu weesoo loolu événement bu jotee lu mel ni Korité wala Tabaski dañuy créer hôtesse yoo xamante ne dañ koy def en notre moyen may ko xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy jox fourniture yi loolu tamit dañ koy faral di def événement lu si mel ni événement Tabaski wala événement Korité wala kooku xamante ne tey koñ bi am na xew boo xamante ne xew bi leer nañu mën nañ ci dugal suñu loxo ñu dem en notre propre moyen jënd ay hôtesse may ko xale yi de ce fait que daal ñu mën a jàppale li nga xamante ne mooy ndaw ñi. lan ngay wax étudiants yi. étudiants yi moom lu ma étudiants yi. waaw sama mbokk étudiants yi li ma leen wax mooy que lan ñoom ñooy Sénégalu demee. ñoom la ñu yaakaar parce que tey quoi qu'on puisse dire tey ñi jàng ñoo mën a jiite réew mi man mii toog tey maire laa mën a doon wala député mënuma doon président de la république voilà di leen lancer appel di leen wax ne daal quel que soit alpha nañ ko gérer ak diplomatie rébellion wala këréel mayewul dara nañ ko teg ci xel bu sell incha allah le Sénégalu suba seen loxo lay mujjee bu ñëwee ñu gérer ko nu mu waree di leen lancer appel di wax le président de la république na jàppale étudiants yi na yokk université yi na leen jàppale de ce fait que daal bu ko defee jàng réew mi mën a avancer Sénégal mën a bokk ci pays yi raw ci dëkk yi parce que taux de chômage bi li ñu si jox ren sa waay jéggi na doyo yàlla nañ ci yàlla musal atum ren mi corona bi ñu génn yàlla na yóbbaale lépp di ñaan yàlla mbas mi nga xamante ne moo nekk ci àdduna bi yàlla na ko yàlla jeexal si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw suñu mag yooyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo chômé état la ñuy lancer appel rek ñu jàppale mag ñoon dimbali leen utal leen liggéey de ce fait que daal ñu mën a avancer parce que loolu état moo ko mën état rek moo leen mën a jàppale système bi nag moo la gars yi wala xoolaat parce que système bi dox ci réew mi da ngay waaru doy na waar trop baaxul suñu mbokk étudiants yi rek ñu ngi leen di masaw di leen wax ne incha allah nguur gi nañ leen bàyyi xel jàppale leen de ce fait que daal ñu mën a am réussite seen njàng am réussite seen réew mën a dimbali seen waajur. ok. voilà mot de la fin dama koy jox suma comité d'organisation moom dafa xaw a elle est un peu souffrant dafa feebar dafa soj moo tax mënul wax juste comme moom ma jox ko mu am lu ci sànni tuuti rek de ce fait que mu tëj ko. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyuwaat kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax que ne leen journée le 8 bi ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn plus précisément à notre maire Babacar Mbengue suñu bàjjenu gox Adjaratou Koumbalay Fall di leen wax ne ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp ki nga xamante ne tey jii yaakaar nga ne mooy loolu daal bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo waa Yaraax di woo montagne 5 ba 6 di ci woowaale sama yaay di ci woowaale képp ki nga xamante ne tey jii pare nga tey jii pour jàppale xale yi bàyyiwuñu kenn daal franchement maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. waaw jërë ngeen jëf moom dafa xaw a soj tuuti quoi moo tax mu demee ni tey. ñu ngi jégalu ñëpp di woo nit ñi incha allah dimanche na ko gars yi préparé parce que dañ koy médiatiser télé yu bëri nañ fi ñëw waa Ox TV ñu ngi leen di woo si journée bi ngay ñëw. couvrir journée bi jàpp si incha allah. bu ko defee Sénégal jëm sa kanam. relève bi mën a am avenir bu nice pour demee incha allah.